ñu ngi lay fay Chérif Cheikh Mouhamed Fadel du Maamin donc dama ni bala maa wax suñu kilifa gi nga xam ni mooy président wu CNG. moom moo ñu convié woon ci ndaje kon day jaadu moom mu wax parce que mooy suma kilifa mooy seen kilifa donc moom bu waxee ba wax li taxoon mu wootee ak liñ fi tënk yëpp moi ma indi benn rajo rek. ñu daal di tàqali ko parce que moom moo war a wax. ayca non non. jërëjëf président Dara ñu ngi lay nuyu. merci maa ngi leen nuyu yéen ñëpp aussi di leen di fay di rafetlu seen teewaay fii comme ni nga xamee souvent bu événement amee dañuy woote pour waxtaan préparation bi mais bii moom événement spécial la moo tax ñu jël ay fan avant moo yegg si li ci ëpp dañoo ne bu suba la ñu def ko tey mais bii dañoo jël ay fan pour préparer ko. mun a waxtaan am loo xam ne dañ ciy déggoo bi mooy woote jàmm ñëpp woote jàmm mbër ya manager ya entraîneur ya internautes yeeg nga am site ñëpp woote jàmm ci làmb ji parce que aussi il faut reconnaître c'est un très grand événement site Papa Sow du événement bu ndaw loo xam préparé ay at ñëw bi naan des na 3-4 jours dafa laaj encore ñu affiner préparation bi pour li ci jëm ñu ngi ñaanal ñëpp ñëw ci jàmm ñibbi si jàmm fekk fi jàmm am jàmm et que le meilleur gagne maintenant dafa am lu ñu seetlu woon ci làmb ji également ñu ne ñu jéem a préparer wu par rapport à ça xam nga li nga war a téléviser wala nga war ko retransmettre image yi dafa war a rafet parce que image yu Sénégal aussi moo ni demee sur image yu làmb ñu bëggoon bu bés ba mu am càmbal le promoteur am moo ko war am loo xam ne dafa war CNG presse bi dafa am fu ñu leen di foofu la leen yemale wax leen ni place bii la ñu réserver voilà dañ leen réserver place ak leen ay place yoo xam ne fii ngeen di nekk pour que ngeen mën a jël def seen liggéey joxe image yi war reporter évidemment au besoin managers yi entraîneurs yi nga xam ne aussi ñoom seen mbër bëriwul dañuy wax ñu dem ci tribune ya ci loge toog foofu seetaan parce que dañu bëgg enceinte bi yëpp mu leer nañ parce que loolu cëri CNG la CNG moom loolu moo ko war a gérer CNG na ko gérer mais avant communiqué yi da cee baax waxtaan ci ak nit ñi alors am na ñoo xam ne aussi événement bu jotee dañuy ñëw ñoom ñëpp bëgg a bokk bëgg a dugg ci mbir mi ñooñu aussi dañ leen di wax ne bii pa amut géew gu set lañ bëgg mbër yi seen accompagnateur ak seen manager ak seen entraîneur point ak commission d'organisation bu CNG loolu buñ fa jógee communiqué nañ également ci xale yi yàq ci stade bi arène nationale bi ñu ñaawlu ko lool am na benn circulaire def naa ko léegi joxe na ñu ngi koy joxe après ngeen jël ko wasaare ko yéen aussi ngeen dugg ci combat non violence bi ngeen dugg ci combat sensibilisation bi ak mobilisation bi pour que nit ñi xam ne arène nationale bi c'est un bien public d'abord mais aussi loo xam ne ñun ñoo ko doon ñaan depuis ay at lu ëpp demi-siècle ba yàlla wërsëgal ñu le président de la République son excellence Macky Sall defal ñu ko ñu dañ ko war a entretenir balaa sa état di ñëw ne xaaral ma defar ñu ñoo war a defar d'abord donc ñoo ci war a jiitu kon nag ñu ñaaxaat amateurs yi fans club yi mbër yi ñëpp ñu jàpp ci ba kenn dootu laal chaise xam nga yàgg nañu sensibiliser waaye nag ni dafa laaj aussi ñu jël ab ndogal na mooy bépp mbër mu bëri sa benn supporter sax bu yàqee benn chaise sa reliquat bi dañ koy téye defaree ko arène bi ndogal bi jël nañ ko joxe nañ circulaire bi mën nañ ko wasaare bu ñu ko jël également partager ko ak nit ñi la ca des mooy le promoteur am lu ko war mooy seet fa muy jaayee biyam naka la koy jaayee ñu seet aussi ak sécurité bi fan ba ñaata buntu la ñu ubbi yooyu yëpp ku ñëw aussi bés ba xam ne bu jar bul jaar ni xamal ne defara tax ñu wala bul jaar foofu toogeel nii nga xam ne defara tax ñu toogee ko parce que làmb ji aussi ay millions mënuñ cee dem ba pare léeg-léeg benn waaye jóge fal rek ci la ko neex tax ba muy yàqu wala image yi Sénégal yàqu non lii buñ koy def ay kilifa ñoo toog ci seen salon yi faay bu nekk dañ koy gis te dañuy ñeen ñu daañu oo Pape Abdou Fall ci biir affaire bi ñeen ñi mën la ñoo directement ne mais pourquoi lii ak la ak la yéen du ngeen ko maîtriser moo tax ñu wax ak nit ñi ne buñ mere kenn luñ leen wax nañ xam ne defar a tax ñu di ko def mais dara taxul làmb dañ ko war a aar dañ ko war a tegginal war ko jox ko vraiment taar bi mu mérité parce que sport yi Sénégal tey boo leen taajoon ñi mën a am li ci benn as takkusaan xam naa Pape Abdou Fall démb la leen oo rek ne na ngeen ñëw lii am na ngeen ñëw yéen nii bu ko préparé 1 mois fii day fees del n'est-ce pas donc ñu bëri bëgg nañ ma mënuñ ko am comme làmb am na ko nag nañ ci jàpp ñun ñëpp ñu defar ñu leen ñaax yéen aussi ngeen bokk ci sensibilisation bi pour nit ñi taxaw pour bañ a yàqati stade à arène nationale
ku ñëw même soo gisee sax kayit buy naaw am nga droit sax nga jëm ko for dugal ci benn poubelle loolu vraiment ñaan ñëpp ñu taxaw ci sensibilisation ñu téyewaat ko xam ne suñu alal la suñu yëf la moo gën ñu dem di xëccoo ci yeneen stades yi ñu naan dañuy def lii dañuy def laa mais suñu arène pour bëree la macha allah donc war nañoo mérité aussi li ñu jox bu ñu xalaat leneen nañ xalaat defaraat ko ba mu dellu ndam meloon vraiment Sénégal jëm kanam merci beaucoup jërë ngeen jëf. li des mooy président bëgg nañ xam tam presse bi. parce que souvent dañ ci am benn jafe-jafe. soo jaaree fii ñu ne du ngeen jaar fii fee ngeen di jaar fenn la presse bi war a duggee. presse bi dina am une porte réservée à cet effet boo xam ne le promoteur dana communiquer presse fii lay jaar presse bi aussi bëgg nañu fi ñu leen wax ne fi ngeen war a jaar pour accéder fi ngeen war a toog bu ngeen ñëwee ngeen respecté à la lettre parce que aussi loolu mooy discipline organisation tant que discipline amu ca du sotti. la police ñoom li ñu wax nañ koy pare ñoom seen stratégie ak seen lépp pare nañu daañu ñëw def ko loolu du luñ ciy communiquer ñoo ci war a ko te ñu communiquer ci loolu dañu ñëw jëf nit ñi gis dana am un nombre suffisant de policiers la sécurité vraiment sera là bien présente et visible loolu ñu xam ko muy police muy sapeur pompier donc loolu CNG aussi matukaayam dina ko jël dana ubbi benn salle infirmerie pour en au cas où mu am ku ñu war a évacuer premier soin ñu def ko ak suñu médecin loolu defaguñ ko woon mais bii nañ ko def parce que aussi bés bee ñu toll jërë ngeen jëf. jërëjëf. oui. non même pas xam nga règlement dafa ne mbër mi accompagnateur yi ay amateur am ay supporter am pardon ay fans club lépp lu ñu def ci ndodd mbër mi la parce que mbër mee tax ñu ñëw comme ñoo tax ñu ñëw nag war na balaa moo ñëw ci open press ba wala ci réunion kër ga wax leen ne attention dañuy dem sport la mën naa am mën naa ñàkk mën naa nul donc nañ am yar ak teggin toogee nii luñ fa yàq suma dodd gi lay doon donc loolu su ko communiqué xëy na ku bëgg mbër moom boo ñëwee doo yàq loolu mooy règlement moo tax ñu bëgg ko appliqué dañoo négocier nag wax nañ ba sonn sensibiliser mais léegi nag il est grand temps ko jël ay dispositions nouvelles pour que nit ñi mën a respecter arène nationale bi. waaw président Bira bu waxee ba pare ñun amatuñu luñ ci teg parce que mooy suñu kilifa. parce que moom la kilifa yi dénk làmb. donc pour rek def économie bi dañuy jëm ci benn bis boo xam ni muy Papa Sow Siteu ngeen di ay collaborateurs parce que ku ni làmb wax presse moo tax ñu convier leen quand même ci rencontre bi pour jox leen conclusion yi nga xam ni ndaje bi nga xam ni moo doon réunion avec la sécurité ñu daal di leen koy defal leen retour bi donc loolu moo waral teewaay bi. combat Papa Sow Siteu nag dañ ci jël ay matuwaay matuwaay yi mooy lan bu njëkk bi comme journaliste yi lay waxal journaliste yi wutal nañ leen benn place boo xam ni place oui je dis bien oui donc place bi dañu ko wut pour que d'une manière organisée ñu installer leen fa doo leen déranger kenn du leen déranger avec la supervision de la police li daan am ci lamb yi nga xam ni jàll na fi muy que ni barrière bi ku nekk ñëw langaamu ci ñiy wéeru ci loolu moom xawma beneen de waaye bii moom doo leen ko ci teg bët incha allahu rabbi cela veut dire muy manager bi di entraîneur yi di borom garam bi ku nekk na dem yéeg ca kaw cër nag nit a koy jox boppam bala ñu laa xamal sa bopp parce que du ñu jël ay millions dépensé ko ci benn événement yàlla di ñu kattanal ba bis booba ñëw nit jóge fële naan ñu c'est telle conduite à tenir xëy na li tax nga koy wax c'est conduite boobu moo approprié pour yow mais man en tant que organisateur damaa jël bis bi teg ko ci loxoy Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Khadim Ndiaye ak Yande Diop staffu PAF production day nekk en retrait ça veut pas dire que on ignore beaucoup de choses mais lépp lu ñu gis on ne manquera pas quand même d'apporter des réajustements li ci des nag moom mooy ay collaborateurs ngeen amoon na disposition yoo xam ne jëloon nañ ko bi ma leen di woo pour ñu waxtaan mooy que ni bi ngeen waxee friction yi ngeen am ak police ma ni leen c'est parce que gàddu caméra gàddu benn appareil police mënta xam yow yaay kan ci kaw loolu laa waxoon buur ne dinaa ko offrir ay gilet alhamdulilah yàlla mi nga xam ne mooy dogal ak kattanam ak mën-mën dimbali nañu ba jox naa ko léegi 100 gilets yoo xam ne bind nañ ci presse turu
seen entreprise bi nag xaw ma société structure bi xaw ma ko moo tax defuma ko ci après loolu ngeen seet ko ba nga xam ne boo leen jàkkaarloog police tête à tête dina xam fi ngeen bokk loolu il faut que ngeen dimbali ñu ci te respecter police bi it fi ñu leen ne jaar leen fa ngeen jaar fa bu ma ci kenn woo naan ma jàppale ma ceeg waxal ma lii ak dimbali ma ci su ma yoon new ci man bu ma xasee ba dugg fii CNG mooy organiser parce que nag noonu la làmb tëddee manager yi ñi nga xam ni am nañu combat bu seen mbër bëree ba pare dañuy yéeg ils sont obligés dinañ am équipe boo xam ne loolu rek lay wër loolu rek lay toppatoo mbër mi bu bëree ba pare yann waat ay bagaasam dinañ ko wutal yoon boo xam ne dina dem yéeg ci kaw dem seetaan lamb ji moom manager bi. Cela veut dire que à part journalistes yi ñaari télévision yi nga xam ni dañuy def direct bi parce que pay-per-view la muy ITV ak 2S duñu permettre kenn mu ut fi benn camp ak iTélépay ak seen affiche.com ñooñu dañuy def benn plateau donc pour xamal leen ne rek mbir la moo xam ne dañ koy teg ci charte mbër yi incha allahu rabbi sécurité bi dana leen jàppale accompagner leen ñu ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm c'est valable pour aussi les amateurs dinañ leen jàppale encadrer leen ñu ñëw ci jàmm pour ñi nga xam ne nag jàmm la ñuy wër si waaw sécurité bi moom ñëwul pour def dara mais nag ku jalgati boo wéeteeg sa bopp xam nga ni da ngay jalgati ku jalgati nag dafa am lu ñu warloo ak yow donc nañ leen jàppalante lamb la dañoo bokk yoon wu ñu jëm muy lamb moo leen moo leen yitteel ñun ñu nekk ay acteurs nañ leen def benn convergence de vue converger suñu ay efforts ba atteindre suñu ay objectifs loolu la ñu ni woon dinañ ko waxtaane nañu ko bëgg it lancer un appel li xew ci lamb ji ñaaw na gañe ak ñàkk gañe yëpp di dajji ay siis loolu rafetul ñaaw na ci arène boo xam ne 32 milliards la bii mooy suñu première année buñ ko fas yéene exploiter pleinement parce que bañ ko ubbee rek dañoo dugg ci mbas mi kon ñun buñ ko exploiter woon année lëmm ba mu jeex xanaa dara dootu fi des donc dafay jaadu yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dénk xarala yi ngeen di jotale ngeen jàpp ci communication bi parce que lii bis bu ñu yàlla nattoo ba décor bii jóge fi ñun nous serons mal accueillis te it su boobaa dootuñu taxawati ci benn sponsor wax ko lu koy convaincre mu jàppale lamb suñu image dootul rafetati te it gàcce danañu topp ba fu ñu jëm gàcce googu am na ñoo xam duñu recevoir gàcce jàppale leen ñu ci loolu mbër yi yéen a ngi may dégg waxtaan leen ak seen fan club yi waxtaan leen ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale disposition yi ñu fiy fekk nañ ko respecter sécurité bi respecter infrastructure bi respecter waa CNG respecter promoteur bi nga xam ni mu bareeg mu tuuti mooy dem fortaatu ay kopparam am yéene ci tant de mbër yi fi nekk nommé la kooku boo ko respecté wul rek boo toogee wéetaat ak sa bopp war ngaa mën a dem tekki sa ngem loolu daal la ñu fi tënk di lancer un appel à la collaboration dans la solidarité une collaboration dans la solidarité cela veut dire une collaboration franche sincère ba bu ma gisee tey Lamine wala gis Pël kenn di ko néewal doole ma mën a simi suma veste bi jël ko kon Papa Sow Siteu yéen dafa am taxawaay boo leen ci war a taxawee dafa am loo leen ci war a wane te su may waxit xam ngeen lu tax ma wax loolu moytu leen ñu naan leen yéen ay yàq moytu leen ñu naan yéen ay def lu defuut loolu ça ternit votre image et une image ternie c'est une image boo xam ni négative loolu daal laa moon ci li may wax di leen baalu ak di leen jox rendez-vous incha allah di jox rendez-vous boog wax dañ koy defar di jox rendez-vous ñi nga xam ne ñoom la ñu accrédité je pèse bien mes mots ñi ñu accrédité gilet nos gilets yi c'est pour votre protection c'est pour sauver votre image même là où je ne suis pas ou bien je serai pas là ngeen mën a affirmer wu avec cette identité pour montrer que ni vous êtes dans quelle structure mais
ñi ma war a jox sumay accréditation xam nañu ma xam naa leen telle que soit la nature de l'influence telle que soit la proximité que j'aurai avec cette personne ou bien avec cette structure cotise pas njàcc pas. waaw xanaa kontaan rek ak di remercier d'abord le président di remercier d'abord le président Bira Sène moom mi nga xamante ne que tey moom la yàlla dogal tey mu nekk ci bopp CNG parce que ñun làmb jeek képp ku ci yëngu tey maanaam tey ci ndigalam tey nga fi yëngoo aussi di remercier Pape Abdou Fall di wax ni que dëgg jar na delloo njukkal xam nga Fadel nga jàpp bés bu toll ni Papa Sow Siteu def ci la nga cay def ba desu lu ay fan ñu ne la mënatul a nekk ndax mas mi te sëqatul yuuxawul jooyul boole li ko neex ak li ko naqari comme un très bon citoyen donc li ko Sénégalais yi mën a delloo yi njukkal mooy que bu bés baa Sénégal yi yëpp mobilisé wu ñëw dagg seeni billet ñëw ci stade bi seetaan si def ko mobilisation boo xamante ne que du am fenn damay wax chaque journée ñun presse en ligne bi ku ñu jàpp la ñun ñëpp ci réew mi lañu dëkk ba tey beddiwuñu kenn nous ne sommes en guerre avec personne il faut que muy leer tey la ñu gën a tàllal ñëpp loxo ak ku mu mën a doon ñu ànd liggéey parce que lamb ji la ñu am dafa am kat lii muy def ni su bëggee woon du ko def waxuma la dara mu yëkkati ay teranga defal ñu ko donc warluwaay la ci ñun ñu jàppale ko ndax buñ ko jàppale lamb en tout cas au nom du groupement des reporters de lutte ñu ngi lay gërëm di la ñaanal ak di la sant mooy lépp loo waxoon ak ñun ca keroog ba ñu dajee ci oto ko la ñaar def nga ko ba mu jeex donc ci lancé boobu la ñuy woo promoteur yi yëpp képp ku ci am sa bés te bëgg ñu liggéey ci nañu daje toog waxtaan bu ñu waxtaanee rek solution dana am te bu solution amee ku ci nekk ci ñun yaa ciy bénéficié wu ndax kenn mënatul a dem sans la presse en ligne ku ko jàppit yaa ngi nax sa bopp wala kala koy wax mu ngi lay nax moo xam artiste nga moo xam mbërum làmb nga moo xam promoteur nga kenn mënu dem bàyyi la presse en ligne parce que dañuy dund beneen nouvelle ère numérique foofu la mbiri toll kon ñun nous sommes ouverts à tout le monde baare wuñu kenn déclaré wuñu kenn guerre xoloo wuñu ak kenn mere wuñu ak kenn ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp waaye tàllal nañu suñu loxo képp kuy promoteur képp kuy acteur ne ci làmb ji bu ñu mën a ànd ci benn cadre unitaire boo xamante ne que defar làmb moo ko tax a jóg. mbokk yi ñu sant si biir Saint-Louis TV ñu ngi leen nuyu waat di leen jaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey ñëw nañu fi nga xamante ne mooy stade Arène Nationale fekk fi Pape Abdou Fall ak président CNG muy Bira Sène ñu ñëw am lu ñu waxtaan mucc ayib si combat Siteu Papa Sow mu nekk combat bu doy waar combat bu am ampleur combat bu bëree ay mbëru gox ndax papa bu jógee Parcelles jóg 1 ba 26 Siteu bu jógee Diamaguène Fass Mbao ñëpp jóg. kon ñi ngi woon fa lañ ñëwoon tey mu waxtaan ak ñun ak li nga xamante ne moo jëm si combat bi nga xamante ne mooy Siteu Papa Sow critères yi mu si teg ak li mu wax li mu bëgg si combat am kon moo tax waral daje fekk moom mu wax ju am solo waxu gor kon nag yàlla na yàlla boole jàppale yàlla dimbali ñu ba bis bi nga xamante ne mooy la 5 bi incha allah ñu fekk te tal ko Siteu Papa Sow que le meilleur gagne Sénégal ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf lépp si biir Saint-Louis TV mais tey sama copain moo ñëw jënd ko vraiment El Hadj Malick Faye oh pop l'infatigable